la ci parce que amaana 2011 combat yu bëri yéen a ko defandoo woon. entre autres. d'accord donc ñu bëggoon xam lan nga xalaat déjà de ce dossier. amoon na 2011 après amaat xalaat bi mooy cohérence. gis nga àdduna li mu wax il faut être sur des principes et ñu cohérent. dossier bi yàlla xam na ni bi muy am par exemple bis boobu ku mel ne Daddy Bibson ak man ñoo déparé caravane bi noonu ci mairie wu Barthélemy départ di dem yàlla moo tudd ñun bi ñu demee suñu ginnaaw la loolu am ku mel ne man par exemple ci ñu mujj ci néegu Barthélemy ak këram avant moo dem yoon di ko jël si muy wuy ji ci la bokk mais dañoo am léegi lu ñu wax léegi ci dossier Adji Sarr noonu ak Ousmane Sonko. oui. ni yoon dafa war a def liggéeyam mu leer ci même dossier bi même position lañ ci taxawee. déglu ma la déglu ma la maanaam léegi nag foofu laay jëm temps bi. moo gudd rek. ba yow mii acteur politique yàlla xam na ni boo moytu ci biir dossier bi da nga ciy réer. waxuma sénégalais yi nga xamante ni même du ñuy suivre tout le temps de mais yow mii acteur politique sax boo moytu ci biir dossier bi da nga ci réer mais Barthélemy moo def appel dossier bi di suivre couram gis nga nii ñuy réclamer ci Adji Sarr Sonko dossier bi dem ba ñu leeral ko pour que ñu avancer ci leneen noonu lañ koy laajee ci lii. quant à man gisaane bi nekkuma ci gis nga principe yi nag xam nga lu tax mu am solo nee dafa am solo trop. parce que ma sœur Jéegi dafa am lu mu wax léegi nii par rapport ak suñu force de l'ordre yi. wax ko par rapport ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy aar ñun. mais li may wax nii position de principe yi mais bàyyiwul ñooñu. non pourtant Fodé Ndiaye laa njëkk wax da nga juum kon yàlla xam na ko. répété naa ko ñaari yoon wax naa ñaari yoon Fodé. moo tax xëy na daf ma dégluwul ci biir événement yi. kon daf ma dégluwul tamit bu baax gis nga ci biir événement yi am na ñu ni am na ñu rax événement yi même ci ay version la def ay naka sudul noonu mais loolu bu amul baal ma mais bu amul enquête bu amul enquête non c'est que man dama yaakaar ni on est dans un débat boo xam ne on est constructif tey ñun comprendre am na sax ay yu ñu comprendre parce que am na ci yoo xam ne presque ñoo bokk lu ñuy wax tey ci biir bu fekkee ci biir mbooloo mi am na ku rax dafa war a leer wala warul leer. merci comprendre bu dee force de l'ordre dafa am lu ko yoon may nga war à tel niveau waroo cee egsi boo ci egsee lii lay jur bu enquête amee bis mu public ñu nga xamante ni leer na ñu dem ba procès ñu jugé ko nga yaakaar ni pour la postérité nit dana xalaatati bu dekkee ànd naak xelam ni lii yoon mayewu ko man ma war koo def mu war a xam ni lii waru koo def est-ce que comprendre li ma wax maanaam leeral meurtre yi am mais dafa am solo ci sens yëpp ci ñun acteurs politiques yi parce que mën nanoo dal chaque jour ci sénégalais lambda bi nga xam ne deful activité politique mais mën na am li ñu wax tey pour mu génn gis na ci boppam mu xëy génn policier bi nga xamante ni moom mi ngi sécuriser man Barthélemy fii laa taxaw ci man ak moom élection yi mujj yi passé nit ñi dañu mujj ni mais est-ce que ñii lañ doon gis ñu nekk ay xarit di ànd effectivement bokk naa ci rare sénégalais yi taxaw ni man policier bu geetaru taxaw yor ay armam nga dox ba ci moom joxar bi ko saaga man d'accorduma ci loolu parce que gis nga man duma ànd ak nit tax li ma gëm duma la ko wax ci dëgg kooku boobu liberté jàpp naa ni kenn mënu ma ko xañ te man kese maa doon taxaw ci plateau yi ma ne image bii man lii daf may choqué noonu laay waxee et gëm ko ni képp koo xam ni da nga dee ci événement il faut képp koo xam ni da nga dee ci manifestation mais il faut ñu fexe mu am leer te xam nga lu tax déjà mu am solo nee na gis nga bi ñuy egsi ak débat yu bari yu ma seetaan on s'est trop concentré kese ci Ousmane ak Adji kese gis nga boo seetloo tey on a beaucoup insisté pour que ñun li ñuy insister nii tax
booy yi nga xam ni génn na àdduna ñu gën ci wax. bu juree débat bi mu ñu taxaw ci pour marquer ko loolu dafay am sens la justice au Sénégal du man du keneen. les acteurs de la justice UMS ci boppam ñoom ci boppam dañuy taxaw ak ay téliko wax ni justice bi dafa sooxe au Sénégal loolu ñun acteurs politiques yi tey nga nekk pouvoir suba nga nekk opposition ginnaaw suba nga delluwaat ci pouvoir ak opposition ñun ñëpp dañ koy wax. léegi nag. le discours est le même. waa kay si sa dafa wax lu am solo sànq. mu ni mi ngi am progression. mais xam nga progression wu d'une démocratie dafa bokkaale. ci comme ñun ñii li ñuy def. mooy la demande ñuy taxaw di laaj dara di ci taxaw di ci dëgg di ko marquer pour que loolu di am avancée bu mu am. ñu xeeb ko di gën a laaj pour que avancée bi am solo. nit ñi ñuy seetaan léegi waa ji dafa lancé Cheikh Omar. oui mu ni ko waa ji li muy wax mi ngi am solo tellement parce que Rayane mi muy wax ni ñun ñëpp ñu ngi ko doon magnifier ñu ngi ko doon wax di ko mettitlu moment boobu ñaari taalibe ñu ngi ci teen fii Sénégal daanu xawma ndax sax mujj na ñàkk seen bakkan ou pas. mais une communication ñàkk seen bakkan. waaw une communication offensive bu am doole mooy def. comprendre que ñuy mën a jël yenn cas yi teg ko fenn ba nit di ci compatir te fekk na am na cas yu ko gën a jege moom ak yoo xam ne te ñooñu amuñu kàddu. effectivement tey ñun buñ fi toogee dañoo war a nekkaale kàddu ñi nga xamante ni. ay nit lañ yoo xamante ni amuñu kàddu. moo tax boo ma déggee sànq ba léegi dama lay wax ñaari chose ni la Ousmane dafa am parti am ay communicants yoo xamante ni. ñoo koy waxal chaque jour ñi ngi koy waxal. Aji dafa am avocat boo xamante ni vraiment ku xam Me El Hadji Diouf aussi xam ko dans la communication noonu dañuy waxante dëgg comprendre am aussi ay mouvement ay ñoo xamante ni peut-être nag vraiment daw nañu ci défendre femme bi benn moment ak yooyu mais tey gis nga communication bi femme bi dem au plan international li mu jur. kon femme bi am na médium. mais tey dama ni concentration boobu ñu def ci ñooñu noonu laa bëggee une yi man Badara Gadiaga muy amaale une yi ci ñi perdre seen bakken ñu concentré wu ci pour que loolu ñu am ak xam fan la jëm mais procès Barthélémy li valable fii moo war a valable fee mooy yoon dafa war a def liggéeyam te gis nga yoon bu amul ñun ñëpp nous sommes en danger loolu nag léegi bu paree lan lay jur yooyu ay gisaane la yoo xam ne très sincèrement yoon moom nañ ko bàyyi sans benn pression yoon def liggéey. d'accord alors beneen actualité bu ñu doon waxtaanee muy également li xew